Mame Diarra moom mi nekk responsable au niveau des stations ba si route de ba si Almadies fii dañu jox ko kàddu moom mu wax ay kàddu tamit jëmale ko si vote bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi nuyu waa population de Ngor Almadies di leen jaajëfal di leen wax ne vraiment vote bi commencé nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim te bëgg nañ mu jeex ci alhamdulilah rabil alamina yàlla def ku yàlla tànn ne yow yaa ko war a gañe rek nga gañe ko ci jàmm. mais fii au niveau de Aldejantina le vote se passe très bien dans la sérénité am na apaisement y a pas de problème dans l'ensemble de la commune sax laay wax ci yeneen bureau de vote yi que fii nit ñaa ngi ñëw di voter si amul problème te yàlla nañ ko àggalee noonu tamit ñuy ñaan yàlla nag ki nga xamante ne bii mooy suñu candidat ñun ñu ngi ñaan daal yàlla na ko yàlla may ndam parce que jàpp nañ ne ñun mooy le meilleur profil kon yàlla na nu yàlla defal jàmm rek defal jàmm Sénégal ñun ñëpp ñu dugg seeg jàmm jeexal ko jàmm incha allah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vote bi li ma ci njëkk a seetlu mooy ne gis nañ ne discipline bi ñu doon séntu ci Sénégalais yi feeñ na ndax ci sooba léegi ñu ngi suivre bureau de vote yi ci Ngor ak ci Dakar ak ci région yi waaye alhamdulilah macha allah ba léegi dégguñ benn violence dégguñ benn dënn bu tàng waaye mi ngi feeñal ne Sénégalais yi ñu am respecté lañ ay nit ñu dal lañ ay nit ñu sérieux lañ nit ñaa ngi voté di génn di dem te lii wax dëgg yàlla nit ñi nañ ciy remercier ndax lii lañ doon xaar ci ñoom. comme ni nga ko waxee nag man ka imam ci quartier bi ma ñëwoon fii ci bureau de vote bu Almadies voté si dajee fekk ay kilifa wax dëgg yàlla macha allah gis nga ñëpp a ngi ñëw di voté di dem comme ni nga ko gisee. Sénégal yi daal wane nañ seen bopp li ñuy ñaan nag mooy yàlla may ñu jàmm ni ñu ko commencé fii ba balaa guddi incha allah ñu joxe résultat yi mu mujj rek ci jàmm ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te ñun lépp lu ñu am lépp lu ñu mën a am ñun Sénégalais yi ku ñu mën a indi lu nekk te indiloo ñu jàmm soxla woon ñu ngi ñaan yàlla tamit comme ni ñu ko daan ñaanee yàlla ñu yàlla tànnal ñoo xam ne buñ ñëwee askan wi moo leen di ñor. waaye ñi ngi leen di fàttali képp koo xam ne yàlla def na la ñu tàccu la xamal ne tàcc boobu am na lu ci topp ndamang ci gàccang ci ndamang ci su fekkee ne la nga waxoon ak nit ñi respecté ko ba tegle ci seen kalam góorgóorlu nga ci ba nga xam ne ëllëg duñ la rombut ngay rus waaye nag laaj kàddu nit ñi ba nit ñi jox la ko nga nekk di noos yàgg sa njaboot nekk ci la neex fàttee ne am na bés boo xam ne nii bés bu jafe woon la kon nit ñi ngi séntu ci ñoom gore ñi ngi séntu ci ñoom ñu respecté Sénégalais respecté peuple bi respecté seen jikko respecté li nga xam ne ni mooy engagement yi nga xam ne moom lañ jël ak doomu aadama yi. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xam ne méngoo nga mbir jullit ñi bés penc yàlla dana laaj ne la noo amee woon nit ñi noo nekkee woon ak ñoom noo gàddee woon ak seen alal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kenn ku ne ci yéen sàmm la ëllëg danañ ko laaj li mu doon sàmm maire bi sàmm la ci maire bi sàmm la ci gox bi ëllëg danañ ko laaj parent bi noonu. imam bi noonu kon li ñuy séntu ci nit ñi mooy ñu xam dëgg-dëgg doomu aadama dëgg-dëgg lan moo tax yàlla def doomu aadama mu nekk li nga xam ne moo gën ci lim bind. li gën ci li yàlla bind nag soo amee moom affaire soo ko respecté sa mbir dafay continuer sa mbir dafay gën a baax danañu yaakaar ak yeneen yi parce que nit ñi fi ne nii dofatuñ at yi passé ak at yi ñëw ci kanam du benn nañ xam ne nit ñi dañoo yeewu ñun programme lañ soxla. Sénégal yi maa ngi leen di yee ñu yeewu xippi seen bët soxlaatuñ politique koo xam ne daf ñuy jox xaalis soxlaatuñ koo xam ne daf ñuy wax ay wax maa bokk nii ñi soxla mooy bilan 1 2 3 4 ba 30 lii laa bëgg a def lii laa leen di defal lii laa bëgg a changer lii laa bëgg a régler su toogee ñi nga xam ne ñoo ko fal am nañ droit contrôler loolu moo tax toujours damay wax ne présidentielles yi mën nañoo nax nit parce que xamoo ki ngay votel mën naa mosoo ko gis mais lii da ngaa dëkk nit ki xam ko. xam jikkoom xam mooy kan islam moo la wax ne la xoolal li ngay def bu baax xoolal fi ngay teg sa tànk ndax boo xasee dugg ci kàmb gi surux nga kon nag xoolal bala ngaa dugg ci kàmb gi àndal ak sa xel yow tim mi nga xam ne nii góorgóorlu nga wax nga campagne nga fexe nga ba nit ñi fal la
wax dëgg yàlla nga xam ne affaire mënoo koo jeexal te boo ci góorgóorlu def ci lu baax dafay yokk dafay gën a naan dafay feeñ ci sa njaboot feeñ ci sa lépp xàq baaxut lu ñëpp bokk soo ko bëggee lekk da ngay fot da lay indil ay problème nañ fexe changer réew mi ñun Sénégalais yi président mënta changer réew mi maire yi mënuñoo changer réew mi ñun ci suñu bopp ñoo war a jóg xam li ñu am nañ Sénégal goo xam ne dara manqué ko fi pays yu bëree bëri ñoo ñu ëppale ay koom-koom waaye ñoo leen ëpp jàmm ñoo leen ëpp discipline loolu nag dañ ko war a ŋànk suñu bëñ gën koo téye gën a fonkante gën a xam ñun ñooy ñan suñu réew mi dara manqué ko fi kenn ilifuñu ñoo ilif suñu bopp tubaab yi ilifuñu loolu gëm-gëm bu ñu bëgg a gëmal la ñun soo bëggee bay da nga bay soo bëggee napp da nga napp soo bëggee sàmm da nga sàmm loo bëgg mën nga ko am jant baa ngi nii di la indil courant mais nañ góorgóorlu rek buñ góorgóorloo yàlla dimbale ñu yàlla maa ngi ñaan yàlla may ñu jàmm ci réew mi maa ngi ñaan yàlla may ñu jàmm ci suñ gox bii di Almadies ak Ngor ak li ko wër yëpp maa ngi ñaanal Sénégal yëpp di leen remercier wax dëgg yàlla ci sooba léegi xabaar yi ñuy dégg neex nañu Sénégal yi ñu am yar lañ ñu am discipline lañ waaye bëgguñ ko leen yab nag bëgguñ ko leen yab de képp koo xam ne yaakaar nga ne réew mii man nga fay doxee nu la neex da ngay nax sa bopp nit ñi dañoo yeewu yaa ngi préparé waaye bul xam nit ñi li ñuy préparé waaw kon nag nite rek moo tax ñu koy wax maa ngi ñaan yàlla nit ñi ànd ak seen xel xam li ñu war a def xam li ñu war a wax xam ni ñu war a jëflanteeg nit ñi te islam moom li mu wax mooy jikko rek waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla li mu ko taggee mooy jikko wa innaka la ala xuluqin azim kon yàlla ñu yàlla may ay jikko yu rafet yàlla mottali vati bi ci jàmm yàlla defal ñu réew moo xam ne réew mu bien-être lay nekk ñëpp dañ ciy gis seen bopp étudiants yi gis seen bopp commerçants yi gis ci seen bopp imam yi gis seen bopp affaires yi gis seen bopp yàlla nañu yàlla may jigéen ñi gis seen bopp yàlla nañu yàlla may réew moo xam ne équalité daf ciy feeñ waaw kenn gënul kenn ku ne ñu jox la sax ñun daal lii lañ soxla maa ngi tëj samay kàddu di wax ne waa aaxiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin imam sant rafet na trop parce que en tant que imam ratib des Almadies wàcc ay kaamin def si ay ñaan kon ñu ngi koy rafetlu trop imam kàddu yi rafet na trop te incha allah rabi yaakaar naa ni ñëpp daañu ko wëyee te saa yoo joxee sa kàddu rafet na trop saa yoo waxee ak askan bi rek ñu wuy si nga woote te yow sax ñu jàmm ngay woote ak dal loolu ngay woote yàlla na yàlla doole taxawaay bi yàlla guddal sa fan may la wér parce que li imam doxee topp nga dëkkandoo yi si seen dëkkandoo ko feebar nga taxaw ko ku am nekk si tiis nga taxaw ko ku nekk si jaaxle daal wax di nga koy taxaw mu ne am bànneex mu am naqar en tout cas imam gudd fan wér ak wér la yow mi tax ñu taal nga nekk si imam ratib fii au niveau des Almadies rëccuwuñu ko kon yàlla nañu ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñun ñoo fi teewal le candidat Amadou Aty Gueye qui est le maire de la commune de Ngor ñu ñaan yàlla mayaat ko ndam ba mu génn si élection yi ak jàmm ba mën a yoraat beneen mandat daal di ko def dans de très bonnes conditions. Bon depuis le matin tout se passe très bien amuñu benn problème ñun ñaa ngi ñëw di voter bu ñu paree daal di dem fii moom c'est un lieu qui est calme Ngor aussi c'est très calme mooy foogu la nit ñi gën a bari souvent mais fii moom nit ñi tendance bi ngoon bi ñoom si suba lañ gën a bari quoi si suba lañ ñëw daal di voter daal di dem fi mu nekk ni presque ñu ñëw par ndànk presque ay benn ñu ngi toog di xaar le temps que gars yi tëj bureau yi comme ça incha allah ñu xool lan la yàlla di dogal. maa leen di dalal jàmm fii ci Polytechnique kon on a débuté depuis 7 heures du matin nous sommes venus avec tous les siégeants et nous sommes venus à l'heure tabaarkalla machallah donc comme na leen ko gisee nag le vote s'est bien déroulé. Il y a eu peut-être 2 ou 3 couacs, mais on a remis les choses à l'endroit, en l'occurrence par rapport au processus vote, parce qu'il est dit qu'on doit commencer par la ville. Donc, si nous votons ville, après nous devons faire la commune. Donc, ordre bobo, il était important que nous respections. Et pour les suppléants aussi, on ne peut pas avoir un mandataire et un suppléant en même temps dans la salle. Donc, lolo aussi attiré attention président de jury. De telle sorte que bu fi mandataire bi nekkee nga xam ne suppléant bi day dem fu mu war a voter et y compris aussi les mandatés par la Sénat donc ñoom ñu s'ils sont pas ressortissants des Almadies il était important que ñu fàttali leen bien qu'ils le savent xel day fàttu quelque part que ñoom ils ont la possibilité de voter pour la ville et bien sûr et d'y apposer wala ñu aggraver seen ordre de mission y compris les journalistes et certains autres corps. loolu dafa di li am solo daal mais dans l'ensemble le vote s'est bien passé ñu ngi ñaan yàlla tamit yàlla may nu ndam parce que Yewwi Askan Wi leen fi teewal en l'occurrence Mame Magueye ngir ñu mën a soppi xar kanamu Ngor on ne dira pas Ngor Almadies mais plutôt Ngor xar kanam bi mën a soppeeku ñu mën a relever défi yi ndaxte on a un programme boo xam ne dafa tëdd ci ay commission donc jeune bu nekk
ku nekk dañ ko dénk benn pàcc boo xam ne si la xam-xamam màcc en commençant par la commission de l'environnement ndaxte ku wax ku xool Almadies xam ne on doit faire beaucoup en matière d'environnement boo leen xoolee canalisation yi rek il faut vraiment un assainissement pour que population yi war a mën a nekk dans un bon cadre de vie y compris la plage on a une baie bi ñu am nag c'est pas donné à tout le monde donc il faut ñu am benn projet de dragage defaraat ko relever rehausser même le niveau touristique au niveau des Almadies donc loolu dañu ko dénk koo xam ne vraiment en l'occurrence Oumar Seye kooku xam-xamam màcc na si wàllu environnement te it nañ xam ne aussi on est dans une zone boo xam ne y a une forte population communauté lébu et quand on parle de cette population nga xam ne suñuy mbokk leen suñuy dëkkandoo leen suñuy andi jàmm leen nous savons que le premier secteur d'activité c'est la pêche et ku wax pêche ñu xam ne jamono yi le poisson se raréfie te ce n'est plus comme d'antan donc pêcheurs yi ñoom ils ne vivent booy seet ci année bi que de 3 mois sur 12 de leur activité tous les 9 autres mois le chômage day yokk ngor donc loolu Yewwi Askan Wi bëgg na ci indi ay taxawaay yu am solo n'est-ce pas en quoi faisant mooy maanaam pêcheurs yi ñu jàppali leen ngir pêche traditionnelle bi ñu mën ko moderniser waxtaan leen ci ak ñoom ça fait 3 mois ñun ci waxtaan ak ñoom ba déggoo ci ak ñoom naka lañ koy moderniser pêche artisanale bi xale yi ñu mën leen utal ay xëy yu bees ay xëy ci type de métier yu bees yi parce que boo leen di xool géej bi ne pensez pas seulement que c'est la pêche artisanale ou la plongée il y a plus de 75 autres métiers yoo xam ne war nañ ko mën a exercer et il est important que jeunesse bi xam ko ñu defar leen ay formation à la carte ay formation yoo xam ne la commune va pouvoir les soutenir et pour rendre cet objectif plus facile il faut le faire avec la mairie de Dakar c'est pour cela il est important de conscientiser les gens ñaax leen ñu voter sànni bulletin pour Yewwi Askan Wi au niveau de la commune et aussi au niveau de la ville de Dakar ngir projet yooyu mën a am lendemain n'est-ce pas donc foofu laay tënkee samay kàddu et puis di sant ñëpp